Waaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu fas yéene leen a présenté plan bi nga xam ne ci la ñu tegoon exposition bi. Plan bi nag fukki pàcc la ak ñeent yoo xam ne benn bu ci nekk ab thème la, ay waxtaan la, ay argument la, mais bu ci nekk résumé la ci ay documents yu bari yoo xam ne fond documentaire bi yëpp mu ngi ak la commission éducation culture wala la commission communication. Kon thème bu njëkk bi wàllu jàngale rek lay wax, mooy ubbi waxtaan wi. Réewum xam-xam ku ca ubbee jàngukaay ak tolluwaay lépp li nga xam ne ni nag réalisé nañ ko ci yoon wi ci diggante ay daara école moderne la mu def ak la mu jur moom moo nekk ci tableau bi. Kon ñu dem ci ñaareelu tableau bi mu dese ñu fukki tableau ak ñett. Ñaareelu tableau bi dañ leen di présenté gan ñi nga xam ne ñoo fi bëgg a ñëw lan la ñu indi, projet la ñu indi boo xam ne dafa jëm ci jëmale chemin de fer bi Diourbel Touba ca kanam, yan farata moo ci ne ak itam yan taxawaay moom moo ci war a am. Xam ngeen ne yoon wi moom taxawoon nañ ci liñ ci war a taxaw, waaye nag àdduna day yokku ba tax na leneen lu bees lu gën a xarañ lu gën a matale war na cee mën a am. Loolu mooy ñaareelu table bi. Kon mu dem ci ñetteelu table bi. Ñetteelu table bi nag dafa ànd ak tableau bu njëkk ba, ndax bële jàngale la woon ci ay école ak i daara, waaye tableau bi moom li muy wane mooy former nit koo xam ne nekkul ci biir réew mi, ma nga bitim réew. Proclamation d'Abidjan bi Serigne Mourtala Mbacké ibnu Khadimu Rasul yàlla na ko yàlla yaatal te xéewalal ko, moo santoon Serigne Cheikh ne ko nang ma defal ab dénkaane boo xam ne julit yi nekk ci biti nekk ci yeneen réew yu dul seeni réew danañ ko gànnaayoo ba réew mënu dem duñ fa jaaxle, danañ fa mën a sàkku lu lew te itam danañ fa mën a nekk ci jàmm. Kon loolu mooy ñetteelu table bi. Ñeenteelu table bi moom itam day ànd ak tableau bu njëkk ba ànd ak bi ci topp, waaye ñu wax ne Serigne Cheikh bi mu jàngalee nit ñi yar nit ñi génn ci biti dafa tàmbali nag moom xeex ngir Sénégal am développement. Xam ngeen ne 1947 la Serigne Cheikh jëkk a génn ci ay bind yu wóor ci ñi nga xam ne ni ñoo yoroon Sénégal booba wax nañ ne Serigne Cheikh génn na réew mi 1947 dem na ci capital yi gën a mag ci àdduna ànd ak maître Lamine Gueye. Gis nga 47 ba 48 Serigne Cheikh ba def na fi lu bari, voyagé na fi, créé na fi premier consortium bi nga xam ne moo toog yoroon jumaa ji te mu ànd ko ak waajuram Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ak waajuram Cheikh Mamadou Bachir moom mu dekkoon secrétaire général ba. Waaye itam génn na ci bitim réew ànd ak sous région bi lu mel ne Côte d'Ivoire, lu mel ne Libéria, lu mel ne Congo, lu mel ne Tchad, lu mel ne Cameroun. Dëkk yooyu yëpp seeni président dañu daan ñëw di seet si Serigne Cheikh mais dañuy déggoo ak moom. Soo gisee journal bi 1950 la premier CEDEAO wala UEMOA bi doon taxaw jamono yooyu la taxawoon, ndax 15 pays yoo xam ne agriculture rek la ñuy développé ñoom ñoo dajale seen syndicat ñu formé benn association Serigne Cheikh jiite ko, te loolu moo leen mayoon doole ñu am économiquement le poids agricole nécessaire dem conquérir le marché américain nga xam ne à partir de 1951 la ñu percé le marché américain, le commerce triangulaire dem di jënd foofa di indi en Afrique di jaay bu ñu fa yóbboo gerte jël beneen produit indi au Sénégal. Gis nañ aussi yamul foofu, gis nañ ne 1967 projet Parcelles Assainies bi xam nga Serigne Cheikh moo ko defoon ak opérateur économique yi, yàlla dogal ca la muy dogal ba 1968 bi Cheikh Mamadou Fadel wàccee ab liggéey ñu rapporté ko. Waaye gis nañ ne 1972 aussi banque bi nga xam ne ni moom la fi Serigne Cheikh bëggoon a instauré te mu amoon financement yi, mais finalement mu mujj am ay gàllankoor, waaye nag terewut wutoon na beneen banque. Kon lii moo doonoon effort économique bi nga xam ne Serigne Cheikh tàmbali na ko ci biir réew mi, ci biir Afrique ak ci bitim réew. Beneen bi mooy tableau boo xam ne day wone ñi yoolu di xool Touba di fi seet seen njëriñ lan lañ fi seen nañ fi lu bari, ndax dëkkub Touba dañu yaroo jàng indi Serigne bi def fi
population bi marché bi dafa am lu mu laaj santé bi marché la lekk gi marché la énergie bi marché la transport bi marché la mais partie transport boobu nag ci bi mu gën a xarañe wala bi mu gën a ëppee enjeu muy transport lourd bi avec les trains xam ngeen ne Touba conteneurs yi ni mu fiy baree ak lu dama noonu moo tax projet bi nga xam ne murid yi tàmbali woon nañ ko ñu gis ne Diourbel la seen saxaar tàmbalee ñëw na ba Touba ca gaar ba léegi nag projet bi nga xam ne moom mooy ñëw pour waxtaan ak yéen dana leen wan li fi newoon waaye dana leen wan itam lim ci bëgg a yokk ñoom nag dinañ leen wax ñan ñooy seeni partenaire naka lañ ko bëgg a defee fan lañ koy defee lan moo baax ci yoon wi lan moo ci yàqu lan lañ ci war a defar ak lu mel noonu. bi ci des moom waajum Serigne Cheikh la woon ci dëkk bi xam nga sëñ Cheikh moom dafa amoon mission boppam boo xam ne maamam Serigne Touba moo ko joxoon moo tax tënk bii ñu waxoon ne organisation patrimoine Touba li ci sëñ Cheikh jëkk a def ci ndimbalul sëñ Modou Moustapha mu fekke ko mooy ñu teg le gouvernement de 1943 mooy chronique attributive des autorités devant organiser le Muharram mooy tableau ba la ngay seen donc boobu li ñu sotti fii dafa xajul ci kii bi te tableau bi dañuy résumé moo tax mais ñi bëgg a gëstu suñu ñëwee gis commission culturelle bi wala commission communication bi dinañ leen jox document yi war a mën a tax ñu def ci ay thèse wala ñu bind ci ay livre mais également gis nañu ne sëñ Cheikh yamul rek ci consortium bi mais dafa organiser nekkinu murid yi avec la loi du 1er juillet 1901 bi nga xam ne moom la Serigne Touba signé woon ak tubaab yi moo tax organisation yi mën fi am te benn problème du ci am mais gis nañ wax nañ fi aussi bàyyiwu dëkk bi xam ngeen 1932 bi Cheikh Moustapha tàmbalee dañ ko wax ne ko suuf si boo ko assuré wul loo fi def aussi ki moom suuf si mën na koo dindi jamono yooyu ci lañ ñu bàyyee woon suufu Touba ci 5 millions de francs or dërëmi ngurdu juróomi millions dërëmu ngurdu 1960 1961 sëriñ bi indépendance bi dugg na mais tàmbali na defar dëkk bi gis ngeen plan d'urbanisation bi nga xam ne moom la ubbee woon dëkk bi bii ba 1995 plan boobu moo gagné compétition bi amoon Istanbul xam ngeen ne boobu Serigne Moustapha Saliou ak Serigne Moussa Mbacké ñoom ak ñooñu ñoo conduire woon délégation Touba ñu yóbbu plan d'urbanisation bi nga xam ne moom la sëñ Cheikh prévoiroon ña fa daje woon yëpp Touba moo ci gën a wane modèle ville modèle kon loolu dara la wante aussi ñu gis ne li sëñ Cheikh prévoiroon ne Sénégal Touba dana fi doon dëkk boo xam ne mooy ne ca kanam léegi nag xaj na dañuy wax ne Touba deuxième ville mais li leer ba leer mooy spirituellement c'est la première ville du Sénégal population wane na ko yaatuwaayam wane na ko dimension wane na ko mais également économie dëkk bi sëñ Cheikh dafa waxoon ne bi muy def li en 1960 dëkk bi dana yaatuwaay boo xam ne danañ dem ba loo fi jaay du doy lépp luy jumtuwaay danañ ko soxlawoo te itam dëkk bi dana mel xar kanam goo xam ne nii ku dem ci capital yu mag yi soo ko gisee image bi doo ko mën a jaawale ak dëkk bi loolu moo tax image bu mel nii yaakaar naa ne dëppoo na bu baax ak li sëñ Cheikh doon prévoir tableau bi ci topp nag moom ñi nga xam ne ñoo leen war a gane si bu subaa muy directeur de projet bi ak partenaires yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ak seeni techniciens ñu war a xoolaat raay bi lan mooy ci problème bi ñoom xooloon nañ ko ba pare ba waxtaan ak ministère bi ba ñu yebal leen ndaw li nga xam ne moom la ñu xaatimanteel wax ji ñu xaatim li ñuy xaatim àndandoo ak seeni partenaires léegi nag fas yéene ñëw waxtaan si ak yéen ba xam naka ngeen di gisee loolu kii ba tey moom mooy représenté état bi mooy représenté ministère bi mooy ñëw moom itam bu dikkee mooy téye tànkub état wax ne lii la état digle ci plan Sénégal émergent transport bi lii mën na ci am bu fekkee ne nit ñi gis nañu ne loolu baax na techniciens yi gis nañ ne lu faisable la moom
nangu loolu moo tax muy àndandoo ci mbooloo mi pour ñëw ci loolu. tableau bi day ànd ak tableau yu njëkkoon nga xam ne cosaanul murit gi li nu defoon seen diggante ak tubaab yi mi ngi ci waaye itam ñi nga xam ne nii noonu la kilifay diine yi ànde woon ak tubaab yi te bokkunu fu ñu jëm te mënunoo tàggaloo ñu àndandoo. gis nañu ne bi ñu demee bay bëgg a jub si indépendance comité yi nga xam ne moom lañ fi tegoon ngir waajal Sénégal ñu jëm ci seen indépendance muy comité d'organisation islamique wala yeneen comité yi fi kilifa diine ak kilifa aada yi defoon ba léegi ñu ngi ko gis 57 58 février 59 gis nañ création parti bi nga xam ne nii mooy parti socialiste sénégalais te Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nekkoon ci mais également télégramme bi nga xam ne nii El Hadj Ibrahima Niass envoyé woon na ko De Gaulle fond documentaire bi mu ngi fi combat bi nga xam ne sëñ Cheikh defoon na ko ci code de la famille aussi ngir jubbanti li nga xam ne mooy gàllankoor l'islam wala siiwal ko document yi yëpp mi ngi ci biir lettre bi mu bindoon député yi pour xaatibanteeg ñoom ngir wax leen ku doonu député ci Sénégal taxawaay ban nga war a taxaw waaye itam taxawaayu Serigne Cheikh ci élection 1974 ci wetu Abdoulaye Wade ak élection 1978 avant muy wàcc liggéey kon ñu gis ne li murid yi bëggoon muy tabax seen juma ni leen ko sëñ Touba digle woon ci jamono joo xam ne crise bi ëpp na dayoo war nañ leeral bu baax nit ñi fan la sëriñ bi doon jëlee xaalis bi muy mbay rek la li ngeen gis fi lépp lu lijjanti mbayum Sénégal ci gerte ba ñu mën a bay lu yaatu waaye li liy bay du génn mukk loxol tubaab yi parce que ñoo koy jënd ñooy wax fan lañ koy jaay ñooy wax nan lañ koy def ñooy wax yan yoon lañ koy teg kon lu mat ñaar fukki décret ak i arrêté yoo xam ne diggante 1929 bi ñu tàmbalee chantier Touba bi la ak 1931 xam nga ne 20 décret ci diggante chemin de fer diggante gerte gi diggante nañ koy jaayee ak li nga xam ne mooy jëflante yi ci diggante colon bi ak kii bi article yooyu bari na bari waay boo xam ne ni kenn ku ne xam ne intérêt bu ci nekk kon ban partie moo ci des léegi mooy tubaab yi waaj nañ def nañ seeni yoon créé nañ mbedd mi mu war a jaarale li ci des mooy ñu xool ba xam mbay mi est-ce que murid yi liñ doon bay mën naa génne liñ leen soxlawoo loolu mooy tableau yu mujj yi. waaw kay kon nag ñëw nañ ci sujet bu mag bi muy mbay ñaq boo demee ci exposition coloniale bu 1931 thème ba fa ëppoon doole mooy agriculture république yi yëpp nag dañ ciy tagg gerte ak Sénégal nee nañ dafa riche mais dafa baax mais dafa productif mais marché yu bëri gerte Sénégal googu moom moo ko gagné woon gis nga fii 650 000 hectares moom lañ fiy bay 550 000 tonnes par année moyenne ñu ne gerteeg Sénégal nag ñu koy wax gerteeg Tëngéej dëkk yi ñu koy yóbbu gis nga ñu def ko fii Rufisque lay jaare wala Kaolack ak yeneen port yi nga xam ne nii moom lañu taamu pour mu dem Bordeaux ak Marseille ca Marseille mu dem Marseille wala mu dem Bordeaux wala mu dem France wala Hambourg wala Anvers wala Rotterdam wala yeneen capitaux yi mais li leer ba leer mooy jamono 1930 bi nga xamee ne nii song nañu sunu semaine de fer moom quantité gerte yi ñu exporté mu jaar ci portu Dakar 100 000 tonnes Rufisque 86 000 tonnes Foundiougne 58 000 tonnes Ziguinchor 36 000 tonnes Mbour 28 000 tonnes ak yeneen port yi donc li ñu doon génne ci Afrique ni mu toll ak li ci Sénégal doon par exemple bu fekkoon ne dañuy wax 600 000 tonnes 580 000 yi wala yooyu Sénégal lay génne exportation yi nga xam ne moom lañ doon jaayee pour mu indi xaalis lu mu tuuti 50% exportation yooyu ci gerte la daan jóge kon murid yi li doonoon seen force mooy seeni tool
ak seenu mbay. loolu nag document bu gudd la boo xam ne ni mat na 30 wala 40 pages mais fonds culturel bi yor nañ ko képp koo xam ne soxla na ko gëstu mën na ci ñëw. kon tableau bi boo ko jàngatee ku temps mayoon nga ñëw rek taxaw fi di bind maanaam coono ak murid yi ci liggéey buy sottal ndigalul sëriñ bi bépp doomu dërëm bu ñu génnee teg ko ci loxol tubaab yi rek feeñ na fii ak na mu fa feeñe ndax mi ngi tàmbalee ci dundu 1500 personnes yi ñu ko doon laaj seenub dund 300 grammes par personne ceeb bu am diw ak yàpp temps bi nga xam ne moo doonoon liggéey bi def nañ ko ci 11 novembre 1929 ba 11 janvier 1931 loolu da nga xam ñaata fan nga war a dundal nit ñi jour bu ne 450 kilogrammes la ñuy lekk léegi loolu boo ko xamee war ngaa mën a xam ñaata nag lañ ci rey ñaata kilo ceeb lañ ci togg ñaata litre diw lañ ci toggaale nga xam lenn lu ci ne lu muy jar moom la ñu def calcul bi nii ba mu wàcc moom la ñu defaat fii ba mu agsi fii ñu estimer nag xaalis bi nga xam ne ni moom la def bu dee baay bi muy luyaas bi ñu luyee woon suuf si 24 milliards moom la représenté soo ci boolewul dévaluation soo ci boolee dévaluation 48 milliards frais d'ouvrage bi mooy kilomètre bu ne 200 000 francs bu dee 46 kilomètres 9 millions 200 000 francs la soit 44 milliards sur dévaluation avec dévaluation 88 milliards noonu nga koy toppee ba mu àgg ci suuf nga gis ne 148 milliards 314 764 francs minimum ci diggante ceeb ak diw ak ay nag ak frais d'ouvrage ak baay bi loolu moom la ñu calculer fii def ko nag ci façon boo xam ne li tax ñu exposé ko nii mooy ku ci am beneen xam-xam boo xam ne jàpp na ne mën naa dindi lii mu mën a ñëw expliquer parce que ñun niñ ko defee nu leer naññ la base bi aussi yomb na dañoo laaj mag mu fi nekkoon mu fekkee woon jamono jooju mu wax ne dërëmu nguur du nangam lañ ci mënoon a am ñu estimer loolu xam lu mu jar tey jii lenn lu ca ne ñu jaay ko ci prix tey xool ca dévaluation bi am ci diggante bi mu génn loolu kon loolu mooy xaalis bi nga xam ne diggante juróomi at yi 1929 30 31 32 148 milliards 314 764 francs génne nañ ko fi financé ko fi minimum maanaam li sëñ Modou Moussa doon maye nag oto yi mu doon maye ak café gi muy jox donga yi ak suukar si ak loolu boolewuñ ko ci finance bi mu des dernier tableau muy jamono jooju lan moo amoon comme ay oto wala ay demuwaay yoo xam ne moo fi amoon kon gis nga circulation automobile nii la fi demee woon 1919 Afrique occidentale française gépp ñaari téeméeri oto moo fi amoon noonu lañ ko jàppee ba 1930 1755 voitures moo fi am donc lii bu ñu demee danañ ko def tableau par tableau dëkk bu nekk la fa am ci ay camion touristique la fa am ci ay oto yu ndaw la fa am ci ay motocyclette liñ ci jublu woon mooy xam niveau wu vie wu nit ñi naka lay yéege ak naka lay demee bu ñu del si waatee pour résumer ndax liñ doon wax fële ci xaalis fii ngay mën a xamee est-ce que loolu war naa mën a nekk wala déet Sénégal nañ ko jëlee rek par exemple 1926 jamono ji nga xam ne nii 25 jamono ji nga xam ne nii ci lañ doon tabax jumaay Tuubaa ji au départ booba 1 milliard 114 millions 970 591 moom lañ daan def importation exportation bi dañ koy def total bi dañ koy def donc ku bëgg a gëstu da ngay xool 1920 ba 1930 nga xool année bu ne li ñuy importer li ñuy exporter ak total bi ñaata la nga xam valeur bi nga xam ne ni moo fi am et su ko defee defal nañ la 1842 1200 tonnes di gerte moo amoon Sénégal 1870 22 000 1910 227 000 1920 287 000
1924 315 000 1930 508 000 tonnes ci gerte moo fi génn. donc bu ñu la waxee ne diggante 29 30 31 murid yi financé nañ fi 148 milliards du luxus, mais boo xoolee Sénégal li mu génne ci gerte gis ne wax nañ ne plus de 70% wu li ñuy bay murid yi ñoo ko bay, parce que ñoo yore woon daara yi nekk ci àll bi ba pare ñoo amoon ndigalul utiliser bay pour mu doon valeur ajoutée boo xam ne mooy indi xaalis. kon ku bëgg daal am information bu leer boo xam ne ni foo dem mën nga ko faa tàllal, mën ngaa ñëw nga puiser ci information yi. lii daal moom lañ leen di wan mooy plan général expo bi. ñi nga xam ne nag dañoo bëgg a def ay thèse wala ñu dem noonu, fonds documentaire yi mu ngi ak commission yi, fu ci gaa yi ñëw rek danañ leen ko leeralal. ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant.